dañuy commencé dellu ci suñu borom inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. suñu borom la ñuy jóge ci moom la ñuy dellu. Seydi Tayib ruuxam dellu na ci boromam. li ñuy wax rek mooy moom nit ku baax la. jullit la taalibe Tijaan la. moom doomu Sidi Mohamed Habib la. yaayam di soxna Zeynab bu doomu Seydi Omar Kan bi nekk Malick Sy. Sidi Tayib mooy koo xam ne nit ku baax la jullit la. ku am yar la te ni nga ko waxee sànq bi ñu xamee ne daaw ñu ngi préparé Kokoto ngeen ñëw ci ñun fekk si ñu foofu ca Pikine moom la magam ju baax bi di xalifa bi di Sidi Mohamed Abdul Muttalib moom la waxoon mu wax. Sidi Tayib nag moom doomu Sidi Mohamed Habib la ak Tijani di doomu Sidi Mahmoud di doomu Sidi Bachir Sidi Mohamed Habib radiyallahu taala anhu Cheikh Ahmed Tijani. kon moom xam ngeen ne surtout Cheikh direct la wallaahi jege na Cheikh. waaw muy nag koo xam ne mbokku Sénégal yëpp la ndax wax naa ko ci askanu ndeyam. doomu Seynabou Kan la Seynabou Kan di doomu El Hadj Omar Kan bi nekk Malick Sy. ku dem Malick Sy gis jàkk ji nekk foofu la maamam tëdd. Sidi Tayib nag dafa doon nit ku baax ubbeeku du mag jeune la. mais uuf jeune yëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci. li nekk foofu yëpp Pikine xale yu Pikine ñëpp koo xam xale yu ndaw mbedd beeg ñëpp xam Sidi Tayib mais nag li ñuy jël ci moom mooy quelqu'un de très respectueux vis-à-vis de ses grands frères muy Cheikh Oumar muy Seydi Haydar mais surtout xalifa bi di Sidi Abdou Moutalib ku gis Sidi Abdou Moutalib tu as juste à côté de lui Sidi Tayib Sidi Tayib comme ni ñu ko waxee wàcc na liggéey mu ngi wàccee liggéey pas Maroc mais mu ngi wàccee liggéey Algérie tey ci fajar ji la wàcc liggéey donc njaal bi dañ koy jaal waa kër xalafaay yu nekk Sidi Arab yi foofu ci Algérie mais ak cousin bi nga xam ne ñoo nekk Maroc mais jaay ko mbokk jullit yi nga xam ne ñu ngi nekk fii Sénégal jël suñu jaal jox ko ci kër yi nga xam ne yëpp miin nañ ko xam nañ ko muy sër kër Sidi Hadj Malick jaar ko suñu xalifa Sidi Aboubacar El Mansour jaar ko Sidi Mahay ca Kaolack ibn Sidi Ibrahim jaar ko suñu mbokk Cheikh Ahmed Tijane Ba ca Medina Gounass ak fépp koo xam ne mbokku taalibe Tijane yi ñu ngi fi ak mbokku jullit yi ndax Pikine ñun li ñu xam mooy taalibe Tijane yi mais jullit ndax ku gis daaw li am Kokoto te yéen waa Asfiya yi ngeen jàppale woon ñu ci liggéey boobu gis ngeen ne am na lu bëri loo xam ne moom def na ko ci ndax bi ngeen ñëwee kër ga Pikine magam moom la wax mu wax ak yéen parce que face à face bi ñuy def ak toujours ndaw yi moom moo koy def suñu borom nag moom jaamam saa yu ko neexee la fiy jógee bi mu fiy jógee kenn yaakaarul na bi muy dem moo di c'est-à-dire continuer dem Algérie dellu si bi ci xibaar bu mel nii lay demee mais nangul nañ ko ndax suñu borom yëgal nañu ko ndax kullu nafsin zaaykatul mawt donc dañ koy jaal suñ mbokk yëpp mais surtout jaal leen ko yéen waa Asfiya yi ndax gis ngeen keroog sànq gis nga am na benn passage bu jaar ci yéen gis ngeen keroog lu rafet li mu wax ci Asfiya yi ak ñaan bi mu leen ñaanal kon bon da ngay xam ne yéen ngeen xam ne yéen ci yéen lañ bokk yéen tam ci ñun ngeen bokk muy wax ko Sidi Mohamed Habib di wax ko Cheikh Ahmed Tijane ñu ngi leen di ñaanal xibaar bi am ngeen teel ko yëgal mbokku jullit yi yal na leen yàlla fay loolu itam di leen ko jaal di ko jaal suñu seen directeur Maam Oumar nga xam ne ak yaram ak tegginam lépp loo xam ne mu ngi nekk ci kër jullit yi rawatina waa kër Cheikh Ahmed Tijane moom il est toujours présent yal na yàlla dëgëral seen cër ki nga xam ne nag moo fi jógee ñu ngi koy jaal yaayam ja nekk ca kër ga di ko jaay mbokkam yi ñoom professeur Kane docteur Kane ak waa Malick Sy yëpp di ko jaal mbokku jullit yëpp di ko jël lépp jaal yooyu nag di wax ci turu Sidi bu Abdou Moutalib mi nga xam ne mooy kilifa gi fi mu nekk mu ngi Dakar xëy na ci fan yi xëy na dinañ dem Algérie mais nañ jàpp ne lépp lu ci am foofu mu juddoo foofu ca maamam nekk foofu papaam nekk Sidi Mohamed Habib xam naa ne foofu lañ koy denc incha allah parce que loolu laa bëggoon laaj waaw lépp lu ci am jaar rek nañ xam ne mën nañ jokkoo ak waa Pikine yi ndax sëriñ baa ngi fi alhamdulilah waaw sëñ bi allo Cherif waaw est-ce que mën nga ñu dikkalaat tuuti rek nga fàttali ñu tuuti Cherif liggéey bi nga xamante ne moom la doon def foofee ca diwaanu Pikine ak jeunes yi nga xamante ne formé na leen daal di leen formé ci tarixa bi ak ci diine l'islam liggéey bu am solo boobu ak niñ ko mën a jàngalee nit ñi daal di ko xool def ci njàngat di ko roy loolu lan nga ñu ci mën a wax xam nga
jàngat bi mooy demal ka foofu daaraam nam toogee rek nga gis lam liggéey waaw waaw dama ne tey boo demee ci zaawiya ba gis ngeen ne Sidi Amadou Moutalib rénové na ko waaw bien que ñu ngi nekk ci contexte bu metti bi respecté nañ distanciation sociale yi mais boo demee foofu da nga gis nga ni ñi ŋànk xadara bi yépp c'est des jeunes ka fay jiite tey c'est un jeune yow moomu di wax sa moroom la oustaz Gassama c'est un jeune ak ñoom ña ko woon ñëpp ay jeunes lañ beneen génération ñoo taxaw pour préparer relève bi te loolu taxaw na bu ngeen gisoon tey bu ngeen demoon Kokoto ba gis na organisation bi demee nga xam ne jeunes yi amee woon ŋànk yooyu yëpp ils étaient sous la coupe de Sidi Taïb ñoom ñëpp ŋànk téye na leen loo xam ne muy koo xam ne nit ku lewet la parce que su fekkee ne njiit nga nit ñi bëgg a topp ci yow da ngay am lewet goo xam ne nit ñi dinañ la ñeme Sidi Taïb noonu la meloon boo ñëwee ci kër gi da nga koy fekk ñoom ñëpp sax mooy seen habitude ñu ngi ca buntu kër ga ku ñëw fekk leen fa amul da ngay yëglu amul rendez-vous amul leneen boo ñëwee gis ko ci keppaaram mu ngi toog xale yi wër ko mu leen di jox ay conseils réunion yi ñu doon def yëpp pour préparer Kokoto muy événement bu mag boo xam ne mu ngi amee fële ci wetu Koungheul nga xam ne ñu ngi ko sosoon depuis seen papa radiallahu taala Sidi Mohamed Habib da ngeen di gis ne moom la Sidi ak Abdoul Moutalib dénk liggéey boobu c'est que fekk xale yooyu yëpp daf leen di tàggat ci li nga xam ne moom mooy diine ji mais surtout ñu xam seen tariqa parce que boo nekkee ci zaawiya di ñëw nit ñi di la fa fekk ku fa ñëw war nga ko mën a gindi ci li nga xam ne mooy soxlaam mu xam léegi man mii di wax ak yow keroog bi may jox sama keroog bi may jël wér ci kanamu magam Sidi Abdou Moutalib bi ma door a ñibbisi moom li ci am yépp ci li nga xam ne noonu la tarixa bi demee moom la ko magam wax mu wax ma ko te boobu presque kooku man maa ko ma woon il était jeune donc te loolu yàgg na donc kazalika loolu lay def ak ñëpp képp koo xam ne yaa ngi nekk amee daayira boo ñëwee foofu ci kër ga nga jot ko wala nga jotoo Sidi Abdou Moutalib wala jotoo magam Sidi Haydar Sidi Taïb mu ngi nekk ci yow déplacement yooyu yëpp nekkul ci Sénégal yëpp biir Fuuta ak fépp tey fi mu nekk li ma leen wax boo demoon tey fi mu nekk Mauritanie noonu la nit ñi xamee Sidi Taïb mooy kan parce que am na benn kuréel boo xam ne ñu ngi koy wax Nuuru Salaam mu tënk ñëpp ñoo xam ne ay mbokku halpulaar yi nekk foofu Mauritanie ñu ngi ko taxawal ci kilifteefu kii nga xam ne mooy Seydi Nour Thierno Seydou Nourou Tall ibnu Thierno Mountaga dénk ko ki nga xam ne mooy di kii oustaz Imam Kamil ñooñu tey ñoo njëkk a joxe xabaar bi pour yëgal ne mbokk jullit yi Sidi Taïb wàcc na liggéey dafa am ziar boo xam ne aussi ñu ko doon defal Voni mooy foofu nga xam ne waa kër Sidi Mohamed Hafiz foofu lañ nekkee mais loolu lañ daan def yëpp Sidi Taïb moom xam naa ne jaar na sax Mauritanie pour ñu bokk ci liggéey préparatif yi nga xam ne ziara boobu décembre bii lay am yàlla xam na ne moom xelam mu ngi woon ci ziara boobu mais suñ borom moom jës na décision ne moom du fekkee di ziara boobu donc la muy liggéey dana ko fekk foofu donc yàlla mi nga xam ne mooy fay yana ko yàlla dafa liggéeyam yëpp ci xasanaat am nañ ne waa kër Tijaan yi ñàkk nañ mais taalibe yi nekk foofu jeunes yi surtout ak jigéen ñi parce que saa yu pare waan lu muy génnee dana ñëw fekk jigéen ñi nekk ci waañ bi yëkkati loxoom nuyu leen ziare leen ndokkee leen ñaanal leen te lépp nga ko doon defee ci kilifa wu magam li ma mën a témoigner personnellement nit ku respectueux la ku taxaw ci kanamam dina la jox respect mais respect bi daf ko jàpp ci boppam ku ko taxaw fonk ko mais jël na respect boo xam ne kenn xamul nu mu tooy tarbiya magam Sidi mu Abdul Moutalib tarbiya yeneen magam yi Cheikh Oumar ak Seydi Haydar mais boo ko gisee ci kanamu Seydi mu Abdou Moutalib dafay mel ni taalibe comme ñun ñi ci kanamam mooy sëriña moom laa ndax gisatul papaam Sidi Mohamed Habib moom jàpp na ne Sidi Mohamed Habib ni mu bàyyi woon njaboot bi Zeyna Abidine bàyyi njaboot bi Seydi Abdou Moutalib ñoom tam noonu lañ tee tënku nekk benn say nekk seen gannaaw mag ku dugg Zawiya Pikine xam ne fii am na kilifa gi di Sidi Abdou Moutalib rakkam yëpp déggal ko mais ki nga xam ne moo fi jógee muy ku lewet ku yaru koo xam ne boo ñëwee moom dina la wax arabe dina la wax tukulóor dina la wax wolof dina la wax français et d'actualité ànd ak yow ndax xam ne lan mooy diine ji jéemuñ wone kenn ñoom Cheikh Ahmed Tidiane la ñu wone pour nga xam Seydina Mohamed Seydina Mohamed pour nga xam sa borom loolu mooy mbaaxu ñoom seen zawiya doo fa dem mukk kenn di la tartafoo di la poñe ci dara lu dul wan la rek lan mooy sa diine lan mooy sa tarixa ndax nga mën a yegg ci sa borom jaare ko ci Seydina Mohamed rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf allo
waaw ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay gërëm di la sant Serigne Ibnu Anas Gaye di la sant bu baax ci témoignage bu am solo bi nga xam ne def nga ko. ci Chérif Sidi Taïb At-Tidjani. jërëjëf ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy aji jéggal yal na ko yàlla jéggal. amiin yaa rabbi. yàlla moo am jéggal jaaree ko ci ila rahmatil alamin maamam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin. yal na ko yàlla may barzaq maamam Cheikh Ahmed Tidiane. yal na ko yàlla may barzaq Seydina Muhammad rasulullah alayhi salaatu wa salaam. amiin yaa rabbi. jërë ngeen jëf yéen tam yal na leen yàlla fay leen may leen wér wéral leen. yàlla gën a dëgëral seen liggéey li ngeen di def ci diine ji. ndax lii rek jokk mbokk rek la yal na leen ko yàlla fay. amiin yaa rabbal alamin. jazakallahu xeer.